Preview. jërë ngeen jëf mbokk yi rafetlu seen ànd ak télévision Time for Africa dal leen jàmm ci xibaar ci gën a fës bokk na ci kàddu yu duppee ci politiciens yi ci wàllum parrainage bi nag jamono ji nag askan wi ñoo yëkkati seen i kàddu la ñu gis rek mooy ñu ngi ñaawlu bu baax a baax ndaje yi nga xamante ñu ngi koy amal ci télé yi ak xeex bu métti bi nga xamante ne ñu ngi fay am lu ñu bëgg rek mooy ñu ànd ak dal ak tey rek fexe ba ñu amal élection législative yi si jàmm ñu bëri ci ay enseignants nag tey jii teg nañ leen loxo foofee ca sphère ministérielle ca Diamniadio ñooñe nag enseignants yooyee ñu ngi doon xeex ngi jëlee fii syndicat yi nga xamante ne ñu ngi ko tàmbali woon ca atum 2021 xeex bi amaat diggante police yi ak dawarkatu moto yi nag dikkaat na fii ci Ndakaaru ginnaaw bañ ko amale woon ni ki démb nag police amal nañu ab opération jàpp nañu bëri ci dawalkat yooyee tax na sax ndaw yooyu yëkkati seen i kàddu di ñax nguur gi rek mu bàyyi leen ñu def seen liggéey xibaaru bitim réew ak xibaaru tàggat yaram moom la ñu jeexaay jotaay xibaar yi mbokk yi ma dikk tuuti ñu faram-fàcce dal leen jàmm mbokk yi ci xibaar yi ñu doore ko ak tiis bi dal ci Doudou Ka nekk directeur bu aéroport Blaise Diagne bu Sénégal moom nag waajuram bu góor buy wuyoo si El Hadji Mamour Ka moo génn àdduna niki tey ci suba jamono jooje sax moom Doudou Ka mi nga woon ci yoon ngir jébal caabi ñetti ambulance yi nga xamante ne dañ ko daal di jagle dëkk bi du Pire Mbamba Jaxu Ba ak Sagna Tefa jaarale ko sama kàddu ñuy jàll njabootam te di ñaan yàlla mu xaari ko àjjana. junjoon naa leen ko ci bopp xibaar yi police amal na ni ki démb ab opération ngir jëlee fii cak-cak moto cak-cak yi loole sax tax na ndaw yi nga xamante ne rek ñooy yëngu ci secteur boobe nag mer ba fuutu la ñuy def rek ñi ñaax nguur gi mu bàyyi leen ñu def seeni liggéey reportage Barthélémy Koli. conducteur moto taxi ak cak-cak sonn nañu ci arrestation police ci jamono ji ñoom nag ñu ngi ñaawlu li ñu mel. boo dem police ngay fekk mu lay jàpp boo dem police ngay fekk mu lay jàpp ñu xam problème bi lan la ñu dañuy liggéey rek am naa sama papier man sama papier ba neex sama génneel la am naa sama papier yëpp mais démb sax jàpp ne ma jël sama papier yëpp. ñeneen ñi jàpp nañ ne léeg-léeg da ngay am sa papier waaye police daf lay arrêté kii nag loolu lay ñaawlu. dañuy ñëw nga arrêté la laaj la sodal la laaj la ndax da ngay def cak-cak boo defee cak-cak ñoo non c'est pas autorisé dañ ko tere sa moto nga dem police dem récupérer sa moto di dox di def di la taateel di def ay. bon métti na daal métti boo demee police nag tamit pour nga dem foofu bu dee amoo papier nécessaire moom waaw dañ lay bindal yow bu dee comme manqué assurance dañ lay bindal yow nga dem jël assurance. agression yu bëri yi ak sàcc ak sa moto moo waral léeg-léeg police di arrêté moto jakarta yi wala cak-cak yi. waaw ñun policiers yi instant yi sonal nañ ñu lool waaye boo gisee ñu sonal ñu dafa am ñeneen ñoo xam ne dañoo dugg ci liggéey bi di ci def ay ñaawteef maanaam di këf saagi jàmbur yi ak di ci def ay ñaawteef daal. waaye nag bu fekkee ne arrêté nañ la nga présenté permis assurance carte grise dinañ la bàyyi waaye lu ci mel ni ASP yi ñoom dañ ciy dugal ay naafeq yoo xamante ni dañ lay jàpp naa la défaut de catégorie défaut de catégorie. nit mun naa jël moto utiliser ko comme transport ngir mu mën a am lu mu dund jabootam waaye na respecter règlement bi wala mu am ay papier waaye jël moto Jakarta ngir agresser ñii ñi wala sàcc loolu loi bi daf ko compte. mi ngoog mu nekk yenn kàddu yuy duppee si yenn dawalkatu moto cak-cak yooyee ñu xibaar yu yees duppee na ci Fatuma bébé bi di Lassana Wagne moom mi nga amoon juróom-ñaari weer nag te ñu fekkoon ko ñu sànni ko ci benn teen foofee ca Kédougou police dal na tegaat ñeenti nit loxo ñetti jigéen nag lañ teg loxo ci mbir moom mi nag ñu gën a joxoñ baaraamu tuumal mooy wujju waajuru jigéenu xale boobe nag moom lañ njëkk a teg loxo ba pare mettre ko en garde à vue ngir ñu mun a amal ab question soxal enquête bi naka noonu ñu leen di fàttali xale bi gëj nañ ko gis ci guddi 10 mars boobe nga xam ne dañ ko bàyyi woon mu daal di tëdd si néegu yaayam di fa nelaw ay fan rek teg si ñu daal di ko fekk ca teen boobe naka noonu sax dañoo fekk yaram bi mu commencé a yàqu. coalition Benno Bokk Yaakaar amal na niki démb ab conférence de presse yi teewaayu ki nga xam ne mooy coordonnatrice bi di Aminata Touré di ci pôlu parrainage bi naka noonu tamit waxtaan nañ foofee jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku ci réew mi waaye tamit waxtaan nañ ci naka la ñu def rek ba amal élection législative yi nga xamante ñu ngi koy xaarandi fanweeri fan ci weeru juillet atum 2022 Souleymane Soxna teewoon na fa. ginnaaw bu mu jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ci talaata di ni weesu kii di madame Aminata Touré mi ngi xamal ne coalition Benno Bokk Yaakaar du mos a accepter liste parallèle ci élection législative yi ñu dëgmal ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bii di ñëw.
te ñi fi nga xam ne gagné wuñ ko it sunu responsable yi xeex nañu fa waaye sénégalais yi ñoo choisir nañ leen di encourager bu ko defee ñu delluwaat buum ca mboy ga pour que élection yi ñu jëm foofu ñu am fa ndam. waaye nag moom madame Aminata Touré mi ngi lancé benn appel ci responsable yi ak militant yu coalition Benno Bokk Yaakaar yi ñu dem ak doole ci élection yooyu ñu xam ne ñu ngi koy waajal. moo tax ñuy woo sunu responsable yi góor jigéen mag ndaw sage yi nga xam ne yi ñoom la ñu bokkal coalition bi pour que nu fexe doonaat doonoon nañ ko waaye yokk unité bi ci sunu biir jamono ji ñu wax am nañ plus de 130 responsables yu kawe yoo xam ne yi sunu président coalition président Macky Sall yónni na leen ci biir réew mi ñu ngi waxtaan ak suñuy responsable pour fexe vraiment ñu gën a doon benn. ci jàkkaarloo bu mu amuloon ak taskatu xibaar yi madame Aminata Touré gi mu ngi ñëwaat na ci résultats yi nga xamante ni amoon nañu ko ci élection territoriale yi ñu weesu ak mi ngi amal tamit ay ngërmande militants yi nga xamante ni demoon nañ ci élection yooyu. wax leen aussi gën leen a kañ ci turu président de la république mi nga xam ne mooy suñu président wu coalition ak turu responsable yi toog fii yépp coalition Benno Bokk Yaakaar waaye la grande majorité présidentielle bi nga xam ne ñoom ñoo toog fii wax leen ne nañu jiital fulla ak fayda niñ ko mës a defee liggéeyu parrainage bi ñu dugg ci kër yi waxtaan ak nit ñi wax leen suñuy réalisation bari nañu ndax fii nag depuis 2012 li ñu fi def ci réalisation suñu loxo ca kaw kenn mësu ko fee def kenn. moom mi nga xam ne mooy coordonnatrice bu pôle parrainage bu Benno Bokk Yaakaar mi ngi woote ñu amal may liberté bu am solo waa constitution bi ak moom ak waa coalition bi nga xamante mooy Benno Bokk Yaakaar ñu ngi jàppale bu baax a baax soldaaru Sénégal yi. ginnaaw kàddu yu duppee si ñenn opposition yi soxal association des maires du Sénégal nag ñi di coalition Benno Bokk Yaakaar ku mel ni Aminata Touré daal na yëkkati ay kàddu rek di daal di wax nit ñi lan mooy rôle lu magistrat waaye nag am na tontu bu mu indi ci kàddu yi nga xamante ne. moom la kii di Ousmane Sonko yëkkati woon naka noonu ne moom Aminata Touré sax daal na xamal Sonko lan mooy rôle u maire ñu déglu ko moom Aminata Touré. loolu du lu ñuy wut ci démocratie ndax il faut ñuy comprendre lan mooy démocratie mooy bu ñu demee jongante ku ne choisir ne diw mooy sama maire majorité la bokk diw opposition la bokk waaye bu élection ba jeexee rek maire ba ñu fal il est le maire de tous les administrés de la commune loolu aussi il faut que maire yu bees yi xam loolu. doonuñu maire rek pour lijjanti voilà citoyens yi nga xam ne ñoo leen wateel non d'ailleurs am na question bi ñu leen war a laaj mooy kon ñetti association sax mooy am association maire waa Benno association maire opposition société civile bi gagné nag kon moom fu muy bokk société civile indépendant ñoom it dañuy dem uti seen association non loolu day féewale day diviser réew. mu nekkoon soxna Aminata Touré ñu desandi ba tey rek lu soxal wàllum élection législative yi ay weer rek ñoo si des nag te ñu gis jamono ji tension yi mu ngi amal diggante nguur mi ak ñi di opposition yi tax na ñenn ci askan wi nag la ñu gis mooy rek am na yeneen priorité yu gën a am njëriñ ci li nga xamante ne loolu lañ nekkee naka noonu tamit ki nga xam ne mooy Elisabethine Tata na leen suñ micro. élection législative yi ñu war a amal ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet commencé na jur ay xiiroo ak ay ŋaayoo ci Sénégal ñenn yi nag ci askan bi nee nañ politiciens ñoom ñoo war a indi jàmm gi. wax dëgg fa yàlla man dama ne message gars yi ni ñu na wax ci affaire opposition bi dañuy àndal dal ànd ak tey ndax nit bu ñu waxee dañu war a wax ànd ak déglu parce que déglu mooy lépp tu vois déglu mooy lépp parce que nit ki bu waxee lii man mën naa wax loo xam ne mën na jëm loolu kanam du Sénégal nit ku mën na wax loo xam ne du jëm loolu kanam du Sénégal tu vois mais message bi may lancé si ñi ñi gars yi dañuy ànd ak dal ànd ak tey ndax campagne bi jaruñu ci rey sa boobu ak affaire bi ci quoi xam nga nit benn la quoi ñëpp ay benn lañu ñëpp ay doomu Sénégalais nañu. li di développer réew nekkul ay débat politique mais ay jëf la affaire politique nag day tardel koom-koomu réew. bu gënee actuellement Sénégal bi jotee indépendance bi léegi Sénégal dafa am 60 ans après indépendance waroon nañu dépasser lii yëpp. waaw en tant que suñu bopp politicien mu ngi si li fi am rek moo fi amaat pour leneen war a jeex actuellement Sénégal borom xam-xam manqué wu fi li fi mën def manqué wu fi li fi manqué rek mooy manqué nekk benn en tant que loolu motul suñu bopp ku nekk boo ñëwee nga def li nga xam ne moo lay arrangé ba dem sa yoon vraiment Sénégal tout ça jot na nag
Sénégal avancé. élection yi nag des na ay fan yu bëri politiciens yi dañoo war a seet nag la ñu war a def pour indi jàmm ju bëri ci réew mi ndax ñoom ay frère lañu lenn rek moo leen war a tax a jóg moo leen war a soxal mooy luy développer réew mi. À proprement parler de ces questions-là parce que lu jëm nag ci élection législative yi dafa jot jamono ji ñu waxtaanee ko nemmeeku nañu nag ne saa su élection ñëwee dañu nemmeeku ay xiiroo ak ay ŋaayoo te ñun ñëpp ay mag ak ay rakk lañu lenn rek moo ñu war a soxal moo nan la ñuy def ba indi jàmm ji fii ci réew Sénégal bi nga xamante ni dëkku teraanga la. alors qu'on a changé ça plusieurs mois sur la trempe. lu ñuy woowee politique politicienne wala ay débat yu dul jeex wala xiiroo ak ŋaayoo yu fi am loolu mënul tax Sénégal avancé jot na nag ju liggéey ci sutura ndax mun na bàyyi jàmm ci réewu teranga bi. fexe ba comme réew mi daal di suqeeku mooy tamit jàppale ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllum artisanat bu ñu sukkandikoo ci directeur du COSEC di Mamadou Ndione moom nag daal di xamle kàddu yooyee ci panel bi nga xamante ne moom la ñu organisé woon niki tey ji foofee ca CICES. Mamadou Ndione tamit daal na wax jafe-jafe yi nga xamante ne moom la artisan yu nekk Sénégal di jànkonteel ñu teewul ay kàddoom. secteur artisanat dëkk bu mag boo gis moom moo ko téye boo demoon Allemagne les artisans dañ koy doonante sax ci ay famille yu yàgg yoo xamante ne ñii dañuy jaay tel produit béréb sàngam boo duggee ci avion yi tey produit yi ngay nekk yëpp ay artisans ñoo koy defal n'est-ce pas boo demee tey dëkku tubaab yi secteur boo dem yooyu da ko fay gis n'est-ce pas te même les produits faits main yi dañ ko def ak loxo da ngay gis ne dafa am beneen valeur bu ñu koy jox par rapport aux produits yi nga xamante ne c'est des produits industriels. kon daal jàppale ne dinañ leen gën a accompagner. information yi dem jëli ko mango ba yàqu Casamance wala beneen meññeenteef bu yàqu fële bu ñu góorgóorloo mën nañ fexe ba réduire loolu transformer ko def ko ay jus def ko leneen ak leneen ñu lekk ko te loolu artisanat daf ci liggéey. même tey xale yi nga xam ne ñu ngi créer ay machines yoo xamante ne mën na def lii mën na transformer lii wala mën na transformer dañoo war a accompagner ñu breveter ko rapidement. si rek am la ñu nekk produit bi ngay defar fii Sénégal. bu nekk un produit du cru wala bu nekk produit boo xamante ne fii nga ko transformé mu am une forte proportion de transformation mën nga ko jaay ba Zimbabwe te doo ci fay yenn droit de porte yi kon sunu artisan bi tey la muy defar moo koy defaree ngaay wala fenn nan la ñuy fexe ba mu egg Afrique du Sud y a un combat culturel à mener à côté mais également en termes de formation et de finition ndax ñooñu seront beaucoup plus exigeants en termes de qualité moo tax yooyu yëpp nag baax na ñu koy xam. fexe ba jigéen yi ak góor yi daal di tolloo ci wàllum liggéey nag loole moo nekkoon te mu ren bi soxal journée mondiale de la femme bu ñu sukkandikoo ci ministre bi ñu dénk wàllum économie maritime et de la coopération ngir rek moom Amadou Otto loole la daal di xamle ni ki démb ba muy amal ndaje boobee mi ngi xamle nag bu baax a baax ci ay kàddoom njëriñ bi nga xamante ne jigéen yi ñu ngi koy apporter ci wàllum économie fii ci Sénégal. Ousmane ñaate woon na ci seen ndaje ba. taxawaayu jigéen lu am solo la ci société bi ci administration bi waaye tamit ci entreprise yi loolu tax ministère bi nga xam ne moo jëm ci wàllum économie maanaam comme coopération ak plan ñoom desuñ ci gannaaw ndax journée internationale de la femme ni ki tey ñoom lañ ko doon màggal ministre bi jàpp ne ci économie bi Sénégal taxawaay bi ci jigéen ñi am dafa am solo lool ci wàllum résultat. Mesdames et messieurs, au Sénégal. bu ñu xoolee jigéen ñi ñu ëpp Sénégal kon nag moo tax ñu war a def lépp nag ñoom ñu gis seen bopp ci wàllum koom-koom fii si dëkk bi waaye nag foofu ñu jëm a xool bu baax a baax jigéen ñi mënu leen seppi si wàllum économie bi lépp li nga xamante ni wàllu xaajale la dañ ko war a xeex jigéen ñi gis seen bopp ci wàllum économie bu Sénégal donte sax am na loo xamante ni defar nañ ko fii mu baax waaye nag bu ñu xoolee ba xool am na loo xamante ni war nañ ko mën a jooyantiwaat ba jigéen ñi li nga xamante ni moom la ñu war a def ci mbirum koom-koom Sénégal ñu mën ko def. à parcourir. ministre bi nag ak taxawaay bu am solo bi nga xam ne da koy taxawee jigéenu ministère am bi jigéen ñi taxaw nañ ñoom it njukkal ko ci bu baax kontaan ci gis ne mosu leen a seetaan benn yoon ngir leen jëmale kanam ci seeni ay conditions. témoigner sur votre volonté. ñi ngi rafetlu taxawaay bi ngay def ci jigéeni ministère yi mosul sonn mosul tay di leen jàppale ci seen bëgg-bëgg ci biir ministère bi te ñi ngi rafetlu fonk bu nga fonk jigéen
teggin yi waaye tamit fonk leadership féminin loolu li koy firndeel mooy soo demee ci ministère bi 50-50 ngay am. ministre bi nag ci journée internationale bi nga xam ne dañ ci màggal taxawaayu jigéen moom ci xalaatam ak lim ci gën a def tamit bokk na ci woo autorité yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum administration waaye tamit ñi nga xam ne ñoom lañ dénk affaire judiciaire maanaam yoon ak yoonal ngir ñu gën a respecté ak yelleefu jigéen fii ci même réew ndaxte jigéen daal am na solo ci bépp boor. jërëjëf Ousmane Niang ñu wutali ca Diamniadio te njëkki suba nag tension yu métti ñoo fa amoon ca sphère ministérielle ginnaaw syndicat enseignants yi ñoo fa doon amal ab conférence de presse waaye nag mujjuta antu ndax ñi di takki der yi dañ leen a daal di dàq foofee ak grenade lacrymogène daanaka ñu bëri ci jàngalekat yi sax teg nañ leen loxo ñoom nag seen ndaje boobu luñ ci bëggoon rek mooy fexe daal di lawal seen xeex gi nga xamante ne dañ ko tàmbali woon depuis atum 2021 waaye tamit nag fexe ba nu ñuy def ngir jëlee fi lépp loo xamante ne rek day yàq secteur de formation professionnelle ak li nga xam ne moo soxal wàllum enseignement technique fii ci Sénégal. ñu jógee Diamniadio dellusiwaat fii ci Dakar université foofee intersyndicat yi yëngu ci wàllum administration ak service ñoom tamit dañoo décréter grève 48 heures boo xam ne dañ ko daal di renouveler ñoom nag ñu ngi jëlee décision boobu niki démb ba ñuy amal seen assemblée générale ñu ngi ñoom nag lu ñuy laaj mooy ñu fexe rek ci wàllum recrutement yi nga xamante ne vacataire waaye tamit ñu fexe ba jëleen en charge ci wàllum pàcc mi naka noonu tamit ñu boole leen ci bu ñuy amal vote soxal wàllum chef de département yi nekk ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu àddu wax ci xibaaru bitim réew doore ko ak fii ci Sénégal ak diggante Casamance ginnaaw opération militaire yi armée sénégalaise bi di fi amal daanaka ñu bëri ca population ya fa nekkee ña ngay daw wuti làkku foofee ca Gambie naka noonu ca Cameroun lu toll si ñeenti groupe naka ñoom ñoo daal di dajaloo ci opposition ngir daal di former benn groupe si wàllum assemblée nationale Ukraine réew yi nga xamante ne ñoo bokk ci OTAN naka dañoo daal di mobiliser wu ginnaaw kàddu yi nga xamante ne moom la président russe bi daal di yëkkati ñu déglu leeral yi ak Alla Thiam. fële ca Gambie nag ginnaaw ab opération militaire bu ñu amoon ñu bëri jóge ca dem ci Gambie opération militaire bi nag ñi ko amaloon mooy armée sénégalaise ñu jóge fa ci lañ dem ci Gambie population Gambie bi nag di mobiliser wu ngir jàppal leen ci ay xeetu yu ñu jëfandikoo ay lekk accueillir leen ci anam yu mu gën a rafete fële ca frontière ba ci ay quelques kilomètres frontière boobu nag bi am nekk ca sud Gambie jóge ci ab village bu tudd Jingam ñi koy accueillir depuis samedi lu toll ci téeméeri doomu aadama yu jóge ci ñeenti village yi nekk ci frontière boobu Sénégal ak Gambie. Cameroun ñeenti parti opposition bi nag dañu booloo créé ab groupe parlementaire fële ci assemblée nationale ci parti yooyu ñu nemmi ko ci SDF PCRN UDC UMS ñooñu nag ñi ngi ko fondé ci 11 mars atum 2022 ngir changer programme d'action politique boobu ñu signé lu toll ci fukk ak juróom-benn ci ay député nag ñoo ko composé. ba tey dañuy desandi ci guerre Ukraine ñoo gis na depuis nag Russie engagé Ukraine tax na ba dëkk yi bokk ci OTAN ñu suudewu ànd ñu gis tamit ab solidarité bu am solo waaye ñu ngi ñu xamal ne seen solidarité boobu nag nekkul ay déplacement yu ñu am ci biir réew mi waaye dañuy xeex li nga xamante ne mooy terrorisme di sàmm seeni frontière ak tamit di jàppale pays yi nga xamante ne bokk nañ ci OTAN. jërëjëf Alla Thiam ñu àddu wax ci xibaaru tàggat yaram doone ko ak Basket Africa League foofee nag ñi di waa Duc Dakar Université Club nag dañ leen a mujj éliminé seeni coach bi nag nee na lii leçon la ngir ñi jàngat si bu beneen yoonate kan handball nag góor ñi dañ ko mujj ajandu ñu teewlu leerali ci élément bi. xibaaru tàggat yaram yi ak tournoi bi doon am fi wàllum basketball Sénégal nag ñoom seen ki leen teewaloon ci mbir mi di Duc ñàkk na ginnaaw nag démb beneen défaite bi nga xamante ni am na ko ci diggante ASC Salé mi ko dóor juróom-ñeent fukk ak benn ñi nga xamante ñoom ñu étudiants yi am juróom-ñett fukk ak juróom-benn mu nekk défaite boo xamante ni kon moo nekk nag ñeenteelu défaite bi nga xamante ni am na ko ci tournoi bi Sénégalais yi kon duñu bokk ci li nga xamante ni mooy pàcc ku mujj gi loolee nag buñ ci sukkandikoo ci ki nga xamante ni moom mooy entraîneur bi di kii di nag coach Parfait Adjivon nee na nag défaite bi ab njàngat la rek ñu teewlu ko. waaw match bi nag nii rek la mënoon demee parce que dañoo doon tase ak équipe yi nga xamante ñoo ñu ëpp doole sur le plan physique boo xoolee waaye nag mën naa jàpp ne njàngat bu baax la ndaxte jël nañ ci ay leçon bu baax a baax danañ dem ngémbuwaat su ko defee ëllëg bu ñëwee mën a xeex ak ñi nga xamante ñoom ñoo ñu gagné. jàpp naa ne tamit am na ay njuumte yu ñu si def parce que am na recrutement yoo xamante ni def nañ ko ci équipe bi xaw nañu gàllankoor tuuti waaye nag dañ ci
ginnaaw coach yi ki nga xamante ni moom président Basket Africa League di Amadou Gallo Fall moom nag mu ngi kontaan bu baax a baax ci anam yi nga xamante ni moom la ñu nag amalee lii di compétition bi. am nañu bég si lu am fii parce que organiser nañu tournoi boo xam ne ni am na si jàmm compétition bi aussi équipe yi vraiment wane nañu basket bu leer basket bu compétitif joueurs yëpp dañu am motivation équipe bu nekk dafa bëgg a gagner et puis surtout aussi taxawaayu ñëpp presse bi supporters yi ñëw fii dugg si terrain bi jógee Université de Dakar 12e gaynde vraiment mënuñ leen remercier assez je pense que daal yàlla def na si jàmm maintenant. Coupe d'Afrique muy wàllum handball góor ñi dëgmal ko fële si diwaanu Maroc atum 2022 mbir mi nag dañoo ko mujj randal bu ñu sukkandikoo si ab xibaar bi nga xamante ni jox nañ ko bépp équipe bi nga xamante ni bokk nga si ñaar fukk ak juróomeelu édition boobee nee nañ nag compétition bi dafa tombé ak beneen compétition bu ñu duppee Jeux méditerranéens di am foofee si diwaanu Oran si diwaanu Maroc. mi ngoog mu nekkoon élément bu mujj ci xibaar yi mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd bi di leen jox dig daje ba suba incha allah.